asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu teewlu ñëpp ci tas info nuyu leen bu baax a baax ziar leen di leen wax ngeen di wéy di ànd ak ñun ci seen YouTube tas info jaa ngeen jëf. élection yi locales yi xam ngeen ni mu doon demee seerewan ci gox yu bëree bëri waaye tey danaan coow ci dëkk bële di Tiwaawoon nga xam ni seerewan na ci ay candidat yu wuute waaye ci cappaandaw ga ñii nga xamante ne moo di waa CPJE bi nga xamante ni Diop Sy moo ko jiite moom mujj jël ndam li ñoo ngi ak ligne bi kii nga xamante ni moo di Ardo Ñing nekk activiste baykat nekk tamit nouveau conseiller ca dëkk bee di Tiwaawan sëñ Ardo ñoo ngi lay nuyu gannaaw nuyoo bi ñu lay laaj gannaaw seen élection yooyu naka nga gisee ak naka nga jàngate victoire bi nga xamante ni amee ngeen ko ci élection yooyu. waaw asalaamaaleykum Modou Fall maa ngi lay nuyu di nuyu mbokki internet bu TAS info yëpp di féliciter bépp doomu Tivaouane di féliciter l'honorable député Demba Diop si ndam li nga xam te ni am na ko mu nekk ndamu Tivaouane di nekk ndamu xadara bi bu nekk sans surprise nag ndaxte ku xam histoire Tivaouane ku xam Tivaouane xam ne ki nga xam ne moom mooy Diop Sy yàgg naa gañ a Tivaouane daa naam dafa du daan nekk foofu candidat daan nekk candidat à Rebeuss à Dakar Plateau la daan nekk candidat donc da am liste à chaque fois à Tivaouane mais moom cofeel gi nga xam te ni waa Tivaouane am nañ ko si moom moo tax chaque élection liste bi nga xam te ni daan na ko am ci biir Tivaouane si ñaari élection yi jàll yëpp muy bu 2009 bi ak bu 2014 bi yëpp buñ dee xool dañ naan Demba Diop Sy moo ko gagné. waaye heure bu ko daan gagné moo daan am majorité ndax temps yooyu scrutin bi daanaka liste majoritaire bi conseil yi ñoom ñoo doon fal maire léegi nag fi ñu toll nañ koo changé mu nekk suffrage direct bu njëkkoon indirect la léegi suffrage direct boobu tête de liste majoritaire bi moom mooy dem moom mooy génn ren nag yàlla def ki nga xam ne moom mooy honorable député Demba Diop Sy daal di ñibbi si Tivaouane si ni ko kilifa yi digle woon pour mu ñëw si Tivaouane dëkku sérieusement yi dëkku taalibe bi moom mi nga xam ne taalibe la mu fas yéene liggéey dëkk bi nga xam te ne moom mooy Tivaouane loolu moo waral nag mu ñibbisi ba mu ñibbisee nag sans surprise en 2009 même en 2014 moom moo gagné woon mairie bi si CPJE ba mu ko gagné sëñ Abdou Alamine yal na ko yàlla xaare àjjana te yàlla yokk ay leeram à chaque fois daf ko doon ñaan kat ki nga li nga xam te moom mooy majorité bi mooy mairie bi bu ko ñaanee ba pare da daan jël premier adjoint bi taftal ko mu nekk ki nga xam te ni mooy jógee si CPGE mën nañ tudd Mass Diagne bi nga xam te ni tey si maire sortant bi nga xam mooy Diagne Sy Mbengue Mass Diagne bi nga xam ne moo nekk premier adjoint am moo ngi jóge woon si CPGE moo ngi jóge woon si liste Diop Sy donc Diop Sy moom moo gagné élection yi en 2014 léegi nag ñu jël mairie bi dénk ko ki nga xam ne moom mooy Diagne Sy Mbengue boobu sëñ Abdou moo ko dénkoon ren nag en 2022 si 23 janvier bi élection yi nu mu demee scrutin bi bokkut ak nga xam te noonu la demee woon bu njëkk ba ndaxte ni mu demee ren suffrage direct la ku ñu fal moom mooy nekk maire donc conseil yi falatuñu benn ñaar yàlla def aussi ki nga xam te moo fi nekk di xalif général des Tidiane mu njaboote ñëpp ñiy xëccoo ñëpp mu nekk ñu nekk ay taalibeem moom nag mu ne day taxawaay tëddee ñaaxanaay ñoom ñëpp dem uti ji yàlla def ki nga xam te ni moom moo nekk si xolu Tivaouane ki nga xam te ni tey waa Tivaouane war nañ ko dollu njukkal muy honorable député Demba Diop Sy jël mairie bi gagné ko largement mu toog mu toppal si ki nga xam mu tegu si ki nga xam te moom mooy Ngalgu Abdoulaye Ndiaye Ngalgu mu nekk rakkam nekk aussi taalibe si xadara bi Diagne Sy Mbengue soog a ñëw donc ni nga xam noonu ma lay wax noonu la élection wu Tivaouane yi tëddee ren donc encore une fois di encourager ki nga xam ne moom mooy Diagne Sy Mbengue di féliciter ki nga xam ne moom mooy Diop Sy di féliciter encore aussi ki nga xam ne moom mooy Abdoulaye Ndiaye Ngalgou parce que lii mu def exploit bu rëy la donc yaakaar naa ne moom il n'a rien perdu mun nañ wax sax il a gagné parce que tey li nga xam te ne moom tamit doon na ko def ci Tivaouane gi yëpp waa Tivaouane aussi delloo nañ ko jukkal waaye daf fekk ne rek ki nga xam ne moom mooy Demba Diop Sy c'est lui le plus méritant moo tax moom tey moom moo dem toog si nga xam li nga xam te moom mooy siège maire bi jërëjëf.
jërëjëf ci tontu bi xam naa kon ñu ci jaare rek di leen féliciter bu baax a baax ci ndam lu yaatu lool nga xam te ne amee ngeen ko ci dëkk boobu di Tivaouane gannaaw loolu nag en tant que conseiller départemental Tivaouane ci jamono yi maanaam yéen ci yan perspective nag ngeen war a jëm jaare ko ci seen programme boobu nga xam te ni le DG Diop Sy tënk na ko ci ay poñ yu wuute. waaw jërëjëf Modou Fall perspective yi du leen lu liggéey fi ñu toll nii dem nañ xëccoo ji élection yi jàll na politique bi yeesu na liggéey moo ci des le travail ku xam honorable député Demba Diop Sy xam ne nit liggéeykat la xam ne amul temps bu muy perte donc fi ñu toll nii fii ak passation de service bi mu mbaay beeg lépp dina jeex lu ciy tegu mooy liggéey dina liggéey ñun dinañ ko jàppale ci liggéey bi ak ci yeneen ak yeneen ak yeneen département bi am na ay défis yu bëri yoo xam te ne tey war nañ ko relever moom kat nekkoon na sax li nga xam ne mooy candidat au niveau du conseil départemental mais yàlla deful mu gagné ki nga xam te moom mooy gagné muy Seynabou Gueye Touré ñoo koy félicité au passage mais moom ki nga fi mu xam te ni tey moom mooy siège département bi muy Tivaouane yàlla def ne moom am na ci ndam te moom loxo musul jug si département bi loxo musul jug si ay réalisation yi nga xam moom mooy nekk si département bi ci ay route ci ak ci yeneen ak yeneen ak yeneen donc yaakaar naa ne tey moom nekkaayam ci mairie Tivaouane dina nekk njëriñam ci njëriñu département Tivaouane bi yëpp man mi nekk ndawam si au niveau du conseil départemental tey yaakaar naa ne tamit suñu teewaay foofu si au niveau du conseil départemental te dañ ko mën a permettre di ko outiller di ko jàppale ci ay information bu ko defee moom kat même en dehors du conseil départemental bu demee ba si fële si hémisphère bi au niveau de l'assemblée am na ay doléances yu bëri yoo xam te ni tey si ay compétences yu état la dinañ ko mën di sàkku si ñoom pour que ñu réaliser ko au niveau du département donc tey Tivaouane am nañ chance bu rëy ba ñu amee ki nga xam te nii mooy honorable député Demba Diop Sy mu nekk maire Tivaouane ba pare am ay ndaw ñu nga xam te ni ñoo ko teewal fële si au niveau du conseil départemental. jërëjëf ci tontu yu am solo yi xam naa beneen question bi rek bi may tëjee moo di yow mi nga xam te ni baykat nga yan programme daal la Diop Sy tëral ngir baykat yi comme jafeñ-jafeñ yi nga xamante ni ñi ngi koy dund ci seen wàllum njaay njënd ak yeneen ak yeneen yan ci ay perspective daal moom la programme bi fësal ci lu jëm ci loolu bala ñoo tëj. waaw jërëjëf maa ngi nuyu encore une fois mbokki TAS info yëpp mbokki internet TAS info yëpp loolu li nga ma laaj dafay nekk question boo xam te ne tey dama siy sawar a tontu lool ndaxte ki nga xam te moom lañu àndal muy suñu leader di honorable député Demba Diop Sy yàlla dafa def ne ginnaaw ba ñuy koy tànn pour mu nekk suñu leader pour nekk suñu njiit tànneef googu noonu tey mbay mi sax moo si jiitu ndaxte moom baykat la Tivaouane laataa moo nekk sax maire laataa ñoo wax sax waxu politique waxu candidature am na fa espace bu yaatu boo xam te ni moo ngi koy bay di si jël ay ndaw ñu siy liggéey donc moom am nañ tey bu ñu amee yaakaar ne moom dina développer mbay mi wala bu ñu amee yaakaar ne moom kat tey mbay mi lépp loo xam te ne tey soxla na ko moom kat dina ko ci def yaakaar naa ne moom yaakaar gu ñu am si benn moom dañ fekk nañ ko ci ba noppi yaakaar loolu nag donc luñ ko si encouragé la te aussi li nga xam te ne tey moom mooy attente yi nga xam te ne am na si mbay mi yëpp tey moom moo ñu ko gën a xam sax loolu laay wax tey nag moom ci programme am yaakaar li nga xam te ne tey moom mooy mbay kenn mënul wax mbay te doo wax li nga xam moom mooy écoulement des produits maanaam wàllum vente bi wàllum marché tey marché Tivaouane marché bu ko ñor la te incha allahu rabi du yàgg dara dina ko transformer dafa ko de telle sorte que tey Tivaouane dina am benn marché bu international dina am benn marché boo xam te ni tey marché bu mag a mag la ba mën a suqali li nga xam te moom mooy mbay parce que nit aussi sooy fekkee da ngay mbay te amoo da ngay bay te amoo fooy écouler si ay produits yaakaar naa ne mbay mi tamit dina sooxe te ñoo jógee si wàllum écoulement des produits wàllum conservation boobu lu si nekk li nga xam te moom mooy chambre froide lu ko ñor la waxtaan nañ ci te tey bu sañoon tey mbaykat yi kat seen produit yi nga xam te ne tey moo ngi yàqu si ay mévente mu bañ a yàqooti
ñu mun ko di conserver mun ko aussi di transformer ñu am ay usines de transformation. yooyu yëpp dafay nekk loo xamante ne tey ay attentes la yoo xamante ne tey secteur agriculture bi tey ñoo ngi ciy xaar ki nga xamante ne tey mooy l'honorable député Demba Diop Sy te moom si boppam sax en personne moom loolu kat da see nekkoon ba pare da see jiitu loolu nag aussi ak les intrants mooy si mel ne engrais yi si mel ne aussi les semences yooyu noonu yëpp ñoo ngi ko siy xaar ci wàllum subvention yi te am nañ ci moom yaakaar bu baax a baax a baax ne moom kat tey mbay mi lépp loo xamante ne tey baykat yi soxla nañ ko lépp loo xamante ne tey mbay mi soxla na ko moom ci boppam dina ci jiitu dina dina ci def aqulay taalaam te yaakaar naa ne moom kat tey nekkaayam maire fii si commune de Tivaouane rawatina département bi nga xamante ne tey département Tivaouane ku wax Roudou Ndiaye xam ne ñaay bi tey dañuy am nañ solo lool ci wàllu mbay mi donc honorable député Demba Diop Sy nekk maire de Tivaouane comme ma lay wax rek chance la pour commune de Tivaouane chance la aussi pour le département ndaxte département bi ñu bëri am nañ ci moom yaakaar ci li nga xamante ni tey moom mooy secteur agriculture bi te commune de Tivaouane aussi tey mbay mi xëy na demeewu fa noonu sax mais moom jiitu na si moom démarré na ci li nga xamante ni tey moom mooy luy jëmale mbay mi kanam laataa mu nekk maire te incha allahu rabbi fii ak mandaam bi nga xamante ne moo ngi ci nekk mbay mi di nga gis ne dina am coppeeku bu mag a mag ci fële nga xamante ne moom mooy Tivaouane jërëjëf kon jërëjëf Ardo Gningue ci tontu ci question yi nga xamante ne doon nañ ko posé te di leen wax bon courage ci li des muy mandat 5 ans bi nga xamante ne ca la ñu jëm jaajëf. jërëjëf Modou Fall bu TAS info maa ngi lay jaajëfal di jaajëfal mbokki internet bu TAS info yëpp di leen xamal ne mbégte la ñu am ak kontante di bokk ak ñoom jotaay bi di participer à chaque fois ci li nga xamante ne tey moom mooy liy doxal li nga xamante ne moom mooy réew mi di wax leen ne kat ñun ñii kat li nga xam ne tey dicté nañ ko du leen lu lan défendre les intérêts des paysans ki di paysan nag baykat bi sàmmkat bi ak nappkat bi ñëpp a ngi si biir képp koo xam ne moo ngi si monde rural bi rek yaa ngi ci biir donc ñun kat ñooñu ñooy suñu cible ñëpp nag si lañ bokk waaye ñooñu noonu ñi nga xam ne ñooy paysans yi yaakaar naa ñooñu kat ñooy suñu ay priorité te incha allah rabbi fu ñu taxaw ñoom ñooy nekk suñu tànk mooy seen tànk suñu kàddu mooy seen kàddu te lépp lu ñuy jëf dinañ leen si jiital incha allah rabbi jërëjëf.